la man la ngam la dibéer gi ñu génn tollu woon ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre kii di Bougane Gueye Dany nekk nag ci bopp mouvement conscience citoyenne gi ñu duppee gëm sa bopp ci tournée gi muy def ci diwaan yi nekk ci réewum Italie jàkkaarloo nag doomi réewum Sénégal yi nekk ca Brescia gannaaw nag ba mu jaaree ca diwaanu Milan ak Bergamo. damay wax ni sax la diaspora est orpheline. parce que tey dañoo wéetal suñu problème nit ñëw samp dara boole ñu ci jox ñu ci cër bi mënul weesu lan mooy seen problème ñu ànd xool ñun ñëpp dans une démarche inclusive nan la ñuy liggéey Sénégal loolu lu bees la kon may ñaan ñun ñëpp ñu ànd xaw ma nu ñu ko waxeeti tàccu le président Bougane Gueye parce que man suma fierté tey. Moi, je suis très fier ànd ak moom dans cette cause noble mooy lan servir le peuple sénégalais parce que mënoon na toog nekk ci leneen on a eu à parcourir des distances ensemble di fanaan ci ay avion ci ay train bañ a nelaw loolu yëpp pour Sénégal te Sénégal jar na ko kon tey je crois que s'il y a quelqu'un qui a ce mérite là c'est bien Bougane Gueye Dany et si le Sénégal tey suñu amoon ay fukki Bougane Gueye Dany je crois que waxuma problème dootul ñàkk mais problème yi dina wàññeeku. sañ-sañ la man la ngam la ni Brescia nekkee bërëb bu kenn kuy yëngu ci wàllu politique dul tegg fii ci réewum Italie doomi réewum Sénégal ya ca gox googu ca nañu teewee ca ndaje googe mandarga la woon rek ngir rek mën a déglu kii di Bougane Gueye Dany ci rek lu mu nar a indi ci lu bees ci langue politique gi wala boog doxalinam ci ni mu war a jiite Sénégal. damay wax ne man je ne suis pas avec le pouvoir mais je ne suis pas avec l'opposition moi je suis un proposant je ne suis pas un opposant ça veut pas dire que je suis avec le pouvoir du tout parce que ku lire document bi ñu leen jox xam ne li ñu ci jublu du wut ak nguur parce que ñun li ñu wax mooy Sénégal dañ ko war a soppi bi nag du jugeel ci kenn lu may ñun askan wi parce que ñun ñoo yor caggal guy gi ñun ñoo yor décision yi da ngay dégg ñu bari ci salle bi dañ lay wax ne ñun politique dañ ci doyal parce que dañuy nax mag mu ne la ñu koy naxe bu ko nangoo dagan loolu mooy wax xam nga mënuma comprendre yéen fii kenn joxu fi kenn 1000 francs amul benn immigré bu parti politique di jox xaalis lu ko doy parce que bari na ci ñun yéen kuy ñëw fii teewlu ndaje mi otoom lay taal ñëw da ngeen di faj ay soxla bokku leen ci ñi ñuy fajal soxla kon ku leen nax yéen la neex wax ji leblewuñ ci fayuñu ci bor kon ku leen nax yéen ñii la neex c'est ça la réalité il faut ñu nangu waxante dëgg kon li ñuy wax naan Sénégal bu tolloo fii politiciens yi la man dama ne il faut ñu nangu ne ñun dañ ci am part de responsabilité parce que amul benn politicien bu nekk fa mu nekk teg fa boppam ci yéen la ñuy jaar ci ñun la ñuy jaar comme ci ñun la ñuy jaar ñi nekk ci naaj bi ñoo fi bañ ñi ci kër gi kon ñi ci kër gi bu ñu yitti woowul soxla yi ñi ci naaj bi ñun ñu takk suñu ndigg fekki leen ba la ñu leen santoon te mënuñu ko def ñun ñu defal ko suñu bopp parce que nag ba fa muy yem délégation de pouvoir dong la dañ ne leen dañ leen wóolu téye leen ñu Senghor mun naa bon Abdou Diouf bon Ablaye Wade bon Macky Sall bon mun de nekk il faut ñun ñu taxaw xool suñu bopp il faut ñun ñu taxaw xool suñu bopp bu fekkee ne da nga yor mbuusub tàngal pendant 58 ans ngay ñam ci tàngal bi boo màccee saful xorom saful suukar nga yëkkati teg ci suuf ba muy ñeenti yoon bu ñu la tàllalee singom da nga koy essayer parce que pertoo dara c'est la réalité parce que nag bari na ci yéen ñii lu ngeen sañ te def ci réew mi sañ koo def Sénégal parce que tout simplement fii bir na leen ne bu ngeen ko fi defee danañu dal ci seen kaw waaye fële ñu nekk bokk ko ñun ñëpp bari na ci loo xam ne boo ko defee dara du la ci fekk
ba ci bu mujj bi dégg naa temps yee ñëw nañ fi dajalee xaalis jox gaa yi ay mooning ak ñoomin set moo tax ma ne xaalis bi ñuy sotti ci nit ñi nañu ko def ci dëkk bi xaalis bi ñuy sotti ci nit ñi bu ñu ko defoon ci dëkk bi situation yi ñu nekk tey duñu ko nekk man nag li ma gëm mooy kenn ku nekk ci yéen ñii lii tax mu tekki ak lii tax mu am teraanga moo koy liggéeyal boppam gëm seen bopp moo tax ngeen nekk fii ngeen nekk gëm seen bopp bëgg seen réew bëgg teral seeni njaboot bëgg taxawu seen askan moo tax ngeen bàyyi lépp ñëw di ko jaayante fii kon nag encore une fois ni ngeen ko gëmee ba ñëw fii di ko jaayanteel seen bopp gëm leen ne liy soppi Sénégal ci seen loxo yéen la nekk et moo tax ñun dañ ne Sénégal c'est une nation importante c'est un peuple et un grand peuple. sañ-sañ la man la ngam la parce que ñu bari ci yéen jàpp ngeen ne système bi la ñu war a changer système bi nag ay nit la système bi ay doomu aadama ñoom ñoo koy doxal bu fekkee ne dañu war a changer système bi dañu war a changer d'abord doomu aadama yi bari na ci yéen ñu nekk ci salle bi am 40 ans am 35 ans bu fekkee ne mag ñiy jël décision ci seen ëllëg yéen 81 ans 79 ans la ñu am yéen ak ñooñu bokk leen xalaat yéen ak ñooñu bokk leen gis-gis yéen ak ñooñu bokk leen ay yitte damay wax tout le temps ma ne leen Senghor su ñëwoon réunion Benno Bokk Yaakaar Macky Sall dong la naan noo tudd parce que ñi ci des ñëpp xam na leen c'est la réalité xam na ma ne man li ma wóor mooy li may wax yéen a ma ko gën a xam damay fàttali rek xam na Moustapha Niasse xam na Landing xam na Bathily xam na Ablaye Matar Diop xam na Robert xam na Dansokho xam na Madior Diouf ku ci des moom rek la xamul alors maintenant bu fekkee ne yéen bëgg ngeen réew mi changer il faut ngeen nangu ne yéen a koy changer yàlla du wàcc fenn étasal kenn kër patt dalu yàlla kenn mësu ko gis ça veut dire tout simplement ñun ñoo war a jël suñu courage à deux mains pour changer ce pays là et pour man changer réew mi warta ànd ak parparloo moo tax fu ma dem dama naan leen woo leen parti politique yépp ñu ñëw toog déglu parce que li ñuy wax du mbirum parparloo mbirum defar réew la bu ñu waree ànd ñun ñëpp defar réew mi kenn ku nekk am na ci xalaat kenn ku nekk am na ci yéene kenn ku nekk am na ci gis-gis kon c'est important ñu comprendre ne gëm sa bopp yéene la boo xam ne ñu bari ci yéen xalaat woowu ngeen am man lu ma am sama ñàq ma ko may musuma liggéeyal nguur mag yéene yam dama koy waxtaane di ko wax ma ne leen New York ñiy jaay di lal ci tali ba ña fa nekk diggante 98 99 xam nañ ma bu baax samedi ak dimanche dama koy dóor ci tali bi lundi ba vendredi ma dem jàng lu ma am faye ko sama njàng. sañ-sañ la man la ngam la naka noonu ndaje gi lalu rek ci laaj ak tontu ci diggante kii di Bougane Gueye nekk ci bopp mouvement gi ñu duppee gëm sa bopp ak diaspora gi génnewuñ ca sax ña bokk ca yeneen parti politique. sañ-sañ la man la ngam la apporter ma modeste contribution puisque avec gëm sa bopp tout est possible. Tous les points ont leur place dans ce programme. Ce qui a attiré mon attention, c'est le 13e point. C'est dans le CAP 2019. Les ordures. Voilà. Serait-il possible dans l'avenir d'utiliser ces ordures pour en faire de l'énergie et de l'engrais, bien que le Sénégal ait d'autres sources d'énergie? Cela permettrait de créer des emplois pour les jeunes, si bien distribués bien sûr, et freiner l'immigration. Donc sama présence ici nekk loo xam ne lii dañ koy caaxatee waagaan fay ma nga fa bu ma fi jógee rek wóor na ma ne dinañ ma woo keroog bu ma jógee télévision dañ ma woo aussitôt ndax samay responsable ñu ngi fi et je représente le président de la République chargé des élections 2012 suñu mbokk bi suñu rakk suñu jarbaat monsieur Gueye Bougane ñëw fii
indil ñu un programme ma jeté ci un coup d'œil mu nekk un programme bu ma neex lool waaye nag lépp loo gis ci kaw suuf dafa laaj cohérence première cohérence bi ma noté mooy dafa def 2019 teg 19 points ma ne ah ce monsieur est de la communication communus ageres rendre cohérent donc loolu mu rendre cohérent dañ ne lekketu kese ndaxu li bay mu ne moom politiqueul ñu nekk salle bi yëpp lu ñuy def dañuy politique wala politique wuñu xamuñu politique lan la gestion de la cité ñun ku ci nekk pierre angulaire nga pour la reconstruction du Sénégal dañuy defaraat Sénégal ku nekk nag da ngay teg moom bu ñëwee nekk koo xam ne kii phénomène laa koy tuddee parce qu'il a 41 ans parce que 41 ans de 1 an à 20 ans c'est l'adolescence de 20 à 40 ans yaa ngi defar sa bopp 41 ans juste mu nekk koo xam ne kii boo waxee ñu déglu ko su jógee jëm fenn ñu teeru ko kon ànd ak moom neex na ci kaw li mu ne man day duma coalisant duma opposant ci fànn boobu laa koy déglu nag fànn boobu mun naa ànd ak moom ci kaw point yi mu cité fii ma jël ci ñaari point rek moom la Aliou Ndiaye wax léegi mooy la santé boobu mu wax muy le 5e point c'est un point boo xam ne bi maa ngi koy lancé xëy na dinaa ko jàll ci ñoom Astou Mbow mu jot ci nit ñi jot ci jëriñoo parce que santé c'est primordial nit moom buy dund te amul santé amul njëriñ te immigration yi dañ leen fàtte ci santé dama ko bëggoon laaj nag ndax lii mu proposé fii dañ ko distribuer ou bien dañ def benn genre déconcentration technique ba ku nekk fi nga xam ne fii fa la sa wàll féetee nga mun ci contribuer ba nit ñi gis seen bopp moom moo tax ma ne ci njëlbeen bi lekkatu nga si naxu li béy wala dañuy xaar ba pare ndax moom day postuler en tant que président ou bien parce que c'est un peu complexe maa ngi leen di remercier di ko remercier moom aussi. jërëjëf papa ñu ngi rafetlu kàddu yi dafay tekki rek li ma wax sànq Sénégal buñ koy liggéey ku ne daf ci am part de responsabilité et j'avoue honnêtement li ma gis fii nii ci Brescia dal na sama xel ça veut dire tout simplement Sénégal rek moo leen ñor parce que amul clivage amul obédience ñëpp déglu si nañu et ku nekkit joxe sa appréciation document bi dañu ne les points ne sont ni figés ni exhaustifs maanaam ku ne mën na cee dolli ku ne mën nga cee joxe sa xalaat pour ñun ñu dolli lii parce que jàpp ñu ne téere la du alxuraan kon ku ne mën na cee joxe xalaatam ak yéeneem ci luy defar Sénégal kon jàpp naa ne xalaat boo ci am boo ñu ko waxee it danañ ci bàyyee xel nde noonu la ñu ci amee ouverture d'esprit pour ku nekk li mu jàpp ne mën na cee jariñ réew mi bu boobaa bu ñëwee incha allahu rabbi ñu def ko. sañ-sañ la man la ngam-ngam la ko dëgg. poser question bu am solo mooy yéen ñi jàngul dañu la gëmloo ne waruloo bokk ci ñiy wax ci réew mi ñi ñu jàpp ne jàngul dañ cee dugal ba dem boole ci ñi jàng alxuraan ak ñi jàng arab dañoo ñoom lañu tuddee ñi jàngul dëgg la wala du dëgg waaye léegi yow lu tax nga jàpp ne yow waroo bokk ci ñiy wax ak ñiy jëf ci réew mi parce que ñi nga jàkkaar lool gëmloo nañu la ne politicien rek moo war a wax ci sa tur teguñu ko fenn lu ñu gëm la rek lu ñu gëmloo la rek mais wekkuwul fenn amul fenn fu ñu wax ne il faut nga jàng pour bokk ci ñiy waxal askan wi dañu dem noot leen ba sañ-sañ ba ñu amoon ñu rocc ko ci ñoom xoolal lu day ni constitution ndeyu charte bi réew miy doxe ñu mën a jël ay député ne leen modifier leen ko te ku ne xam na ne député yi nañu leen di fale bii bukki la bii njuur bii sàmba moom président mooy xool ñi ko neex ci li ëpp ci lim gi mu tànnal leen boppam dem na ba député du peuple da nga koy wàññi ñett wala ñeent lañ fi doon wax député du peuple defe naa bii sax législature bi amagul député du peuple Me El Hadji Diouf lañ doon wax député du peuple Iba Der Thiam ak xawma kan maanaam ñëpp ay député du président lañ Donald Trump bu Amérique day wax lu ko neex waaye du def mukk lu ko neex mën naa wax nag lu ko neex parce que bépp dogal bu mu war a jël askan wa ci seen bopp ñoom ñoo koy valider à travers les deux chambres
ñun nag njiit yi ñuy fal ñooy représentant yàlla sur terre maanaam bu yàlla weesoo ñoom ñoo fi ne parce que ñooy buur ñooy bummi lu leen neex moom mooy am boo xoolee ci biir document bi dañ ne loolu il faut mu daj yegg na ba ci maire commune bi ngay fal yow citoyen bi dootoo tànnati sa maire ñoom conseillers municipaux yi ñooy tànn maire bi leen neex te saa su ne day nekk maire boo xam ne yow bëgguloo ko parce que tout simplement ce pouvoir yow dañ ko confisquer gëmloo nañ la yow mi jàngul waruloo bokk ci ñi jiite réew teguwul fenn et man gëw ma ne il faut nit nekk politicien pour jiite réew man gëw ma loolu nax gi ñu la nax nag naxaat la ndobin ku ndobin rey sa maam soo séenee lu ñuul daw waaye boobaak léegi ay ndobin ngeen di taseel boobaak léegi ay ndobin ngeen di taseel sañ-sañ la man la ngam la man duma tagg sama bopp de mais lu xew fii ci Italie barke yonent bi damay dem te dan may jox micro yéex a jël bi ma jël sax daf maa metti parce que ñun ñoo ko sos fii barke Serigne Saliou keroog non parce que xam nga lu tax loo bokk dañ la ciy boole suñu yëfu bopp la moo tax dañoo ñëw ànd ak suñuy délégation ànd ak ñoo xamante ni ay apolitique lañu te da nga wax loo xamante ni dafa am importance da nga ne man politique gu ma mais damay defar sama dëkk te man dama bokk ci sa page di la aimer keroog bi ma la njëkkee aimer programme boo dugal dama koy gis keroog bi ma woowee doguma la boo gisee yëf yi sa yëf la yaa ko moom même buñ la yeexee jot ak buñ la njëkkee jox yaa ko moom ndax ba mu commencé ba léegi yaa ngi live chaque jour nga woo ma na ma déglu live bi maa ngi lay lancer kon nag yéen ñëpp wax dëgg yàlla seen yëfi bopp la live bi may live fal nag Bougane mi nekk suñu goro ndax dafa nekk nit koo xamante ni nii ñun ay géwël lañu yaay suñu lépp kon ñun buñ la nee ñu dañoo bari woon ci politique man Kayamou dama ni woon dootuma safalal kenn dootuma wutal kenn voix dootuma publicité kenn waaye taaliba sëñ Mbàkke Soxna Lo bi gëm Sëriñ Tuubaa damay ànd ak moom ba muy moom ndax bëgguma falu ba pare wala nga jàppale nit ba pare naan man waa Fuuta ma fal ak waa Dakar ma fal ak waa keneen ma fal déedéet ñun dañuy ay murit te ab murit du sa wax ab murit nga bu dee da ngaa nekk murit di donc di làqatu naan murit nga doo murit man sëñ Baara laa gëm man c'est pas froid aux yeux maa dajaloon samay million daggal sama bopp visa ñëw fii bëgg a dimbali sama dëkk di Western Union dans sa jóoba ngi nii ci moom la ñuy defee Western Union waa Brescia yëpp xam nañ ko kon ñun ay immigré nga te immigré nga ñun nag loolu lañ amoon ci lu ñuy wax foo ñu jëmale dinañ fa dem loo ñu sant nañ ko def suñu carte bi yaa ko moom wasalaam. sañ-sañ la man la ngam la laata nag ñuy tëj ci waxtaan ga ca ndaje gu mag googu nag ci diggante kii di Bougane Gueye Dany nekk ci bopp mouvement gi ñu duppee gëm sa bopp ak i doomu réewum Sénégal yi nekk ci diwaanu Brescia kii nag di soxna Astou Mbow toogal gëm sa bopp ci Brescia àdduna ay kaddu ci bés bi. leen sant waa Brescia dama kontaan ba mënumaa wax li ma bëggoon a wax lépp réer na ma ndax woote ñu wuy si la dafa am solo te defal ngeen ma ko waa Brescia may sant bu baax sama borom kër moom mi ma dooleel bàyyi ma keroog ba ma gisanteeg Bougane fas yéene koo taxawal fii Brescia bi ma ñëwee moom laa ci laaj ndigal mu jox ma ko moo tax ma taxaw fii di ànd ak Bougane di ci dox boobu ba léegi di sant nag ñi ma àndal ñii ñépp di liggéey bi su ma limee damay juum bàcc baari ñoom dansé su ma limee daal damay juum Sofia ak Rama Cissé maa ngi leen ak ñoom Kia ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di gërëm waa Brescia di wax ne Bougane pare naa pour gën laa jàppale waaw lu ma ci dégg d'accord naa luñ ma ci waxit d'accord naa ndax dañ ne politique ñu dañuy liggéeyal askan pour jël réew ma te réew ma mën nañ koo jël te duñu politique waaw te loolu ci la ñuy dox nañ leen jàpp ci parrainage bi gunge sunu leader ba palais de la république waaw bu soobee yàlla kontaan naa torop di leen wax ne tamit waa parti yépp a ngi fi APR a ngi fi réew maa ngi fi PDS a ngi fi ñépp a ngi fi waaw Abibou Soumaré ñi ko fi teewal a nga nee te ñoom ñépp ñëw nañu pour déglu si li ñuy def ndax xam nañ ne ñun politique ñu dañoo bëgg a jël réew mi teg ko ci sart yu leer a leer
ma di la wax ne maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw ñu ak sama mbooloo ñu fas yéene la jàppale ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak sëñ Bamba ak Cheikh Ibra. sañ-sañ la man la ngam-ngam la ko dëgg. dama bëgg juste rek delloo cant parce que damay wax ne liggéeyu sëñ Touba képp ku la ci ubbil bunt ba nga mën caa jëf yow yaa ko amal fay nde kooku bëgg na kon loolu ngeen ma nangul ba ma ñëw bokk ca liggéey woowee maa ngi leen ci sant cant gu amatul ab sëñ Touba nag amul tànki kanam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am dañoo dem Zingoña ci ndaje ma ñu doon amal ñu ne ma barab beede mooy kër Serigne Touba gi te dañu fay amal ay ñaan nde Serigne Mountakha dafa am digle gu mu joxe ci ñaan ay kaamil ak i xasida ma ne ko ñëw fii dem ci ndaje mii ma woote de te jaaruma fële sañu ma ko nañu dem ba ca barab ba ma sàkku ñaan ñu ne ma sëñ Xalil mu sëñ Fallu moo fa nekk kon ñun taalibe rek la ñu mën a doon mënuñoo nekk leneen nit lu dul taalibe kon bu ñu gisee suñuy mbokki taalibe yoo xam ne sóoru nañu ci dara wala sóobu nañu ci dara dañ cay sóobandoo ak ñoom lii ñu sumbit liggéey Sénégal dong lañ ci moo ñu ci tax a jóg àndandoo ak population bi liggéey Sénégal politiciens yi matuñu 1 million ci réew mi te ñiy wote 6 millions 500 lañu xanaa kon ñun luñ ñu defloo ñun la neex ma ne nag nañu àndandoo jóg bokk ci liy liggéey réew mi ma la koy seedeel ci taalibe gi ñu bokk bu dee ni liggéey Sénégal dong moo ñu tax a jóg ñu ngi tàllal suñu loxo sëriñ sépp ngir ñu ñaanal ñu li ñuy yóotu ñu mën cee jot bu dee ne leneen laxasu na ci lu may liggéey Sénégal yàlla na sëriñ sépp ñaan ba ñu bañ cee jot kon mu ngi ci sa loxo ak sañ-sañ la man la ngam